jéem a xam li xew lan la parce que li wolof yi di wax naa bokk ci coow li xam li xew ko gën loolu day tax nga gën a mën a comprendre te jullit bi tamit yaakaar naa ni jàngal ko ni diine ji di doxee lu ama am solo la parce que loolu mooy tax mu gën ci góorgóorlu saa su ne mais il faut que moom it mu xam lan moo mën a agresser ngëmam lan moo ko mën a yàq lan moo ko mën a jaaxal ba muy xel yaar di déngi te loolu defe naa ne jullit bu nekk war ci yeewu dafa am solo trop d'abord mooy ñu xam ne àddina bi ñun nekkuñu fi ñun kese bien vrai que am na ñu fi jiitu woon xëy na ñooñu ñu ngi fi ba léegi amul sax xëy na ñu ngi fi waaye ñoom it biñ fi nekkee sunu borom aussi daf ñoo wàccee bi muy wàccee sunu maam Adam mu am ñu fi fekk ñooñu moom jarul ñuy sori ci sunuy wax ci sunu diggante ak ñoom xëy na yu bari mën na feeñ après mais li wér te wóor mooy diine day dem di gën di tasaaroo ñii nekk maanaam ñi jëkk a feeñ mooy yahud yi ñi ci topp mooy nasaraan yi ñoom la ñuy wax nasaraan yi de manière générale mais bu ñu waxee diine nasaraan mooy diine catholique diine l'islam nag dóor a ñëw mais da ngay xam ne yahud yi ñoom ñi nga xam ne dañoo des ci diine yahudiya ñoom gëmuñu Isa ibn Maryam kon ñu ngi séentu almasih ba léegi c'est-à-dire ñooñu ñu ngi xaar messie bi ñëw ba tey parce que gëmuñu ne Isa moom la pour ñoom imposteur la rek wax jee bari nangam ak nangam waaye loolu du diine maslaa nañu ak jullit yi mais ci kaw seeni intérêt parce que peuple la boo xam ne dañoo bari ay déplacement ba noppi maanaam intérêt économique u àddina bi li ci ëpp ñoom ñoo ko yor mais dañoo dem ba ci seen biir histoire ñu tasaaroo complètement jóge fi ñuy wax Palestine donc bi ñu fa jógee ci la ñu tasaaroo après nag lu bari jaar na fii peste bi jaar na fii li ñuy wax croisade yi jaar na fii ba ay année 1400 nangam période médiévale bi li ñuy wax li tubaab bi di wax période médiévale jaar na fi donc moom li ci spécial ci période boobu mooy xeex yi nga xam ne xeexu diine la dafa bari parce que boobu l'islam yéeg na ba ay Espagne ak yooyu ñenn ñi nga xam ne nguuruk Espagne bu njëkk ga ñi ngi ci Portugal ci la bokk Hollande ci la bokk ak yu demee noonu tasaaroo bu bari am na mais coow yi toujours mooy nit ki ci ban diine la nekk gannaaw gi nag ci la inquisition yi am inquisition yi boo ko déggee mooy diiney catholique ñoo jikki ba yàgg ñuy seet nit ñi fu seen ngëm toll ak nan lañ war a jëflanteek ñoom ba soit ñu dugg ci diine wala boog ñu fitnaal leen loolu nag jur na lu bari ci ay fitna biir Europe bi ñu defee loolu nag ba année 1500 yi dugg nga xam ne moom la ñuy wax presque ci la lu bari changé ci àddina boobu nag la xalaatkat yi nga xam ne ay xalaatkat yahud yu mag lañu ñoom tàmbali di fexe ba ñoom duñ ci feeñ waaye ci lañu jëflante ak xalaatkatu tubaab yu mag yi ak seen bindkat yu mag yi ak peintre yu mag yi ak artistes yu mag yi de manière générale ñoom ñu nekk li ñuy wax ay mécènes maanaam dañuy seet koo xam ne tey boroom xam-xam la waaye am yorul lu suukar café te bopp bi fees na dell mais ñoom bu ñu waxtaanee ak ñoom dinañ xam ni kii ku ko financé dina def li nga bëgg loolu moo tax ñu profiter encore ci li ñuy wax protestantisme bi muy feeñ parce que Luther nga xam ne moom ab prêtre allemand la seetlu na yu bari ci doxalinu diiney catholique xam ni lii nii dëppawul ak dëgg-dëgg diine ja mu jàmbat leen ko ñu sobantal ko mu génnee nag benn manifeste boo xam ne
93 ou 95 points ci la nga xam ne moom ci la taxawu wax ne léegi lii réforme la bu may dugal ci église bi muy li ñuy wax la réforme luthérienne ci la protestantisme juddu mu nekk mouvement boo xam ne nag yahud yi booba jamono ñi ngi Europe am nañu doole ci wàllu économie mais nekk gu ñu ay citoyen bokk gu ñu carrément ba ñu reconnaître leen ñu jaar ci suuf nag ñoom it di may ñooñu doole ci la imprimerie génn tamit ak Gutenberg nga xam ne lu bari léegi kii bi bible bi nga xam ne dafa nekkoon loo xam ne ñu néew a ci daan jot Luther traduire ko en allemand mu tas ñu bari nag mel ni am na lu ñu xam ci seen diine lu ñu xamul woon loolu mbir la ci biir xew-xew yi am na tamit ay ci biir jafe-jafe yooyu nga xam ne diine yi indi nañu ko ay borom xam-xam yoo xam ne dañu daan gise di waxtaan ci doxalin boo xam ne noonu la ñuy def ngir changer àddina bi mooy li ñuy wax ki ñuy wax Erasme ki ñuy wax Thomas More ak Nicolas Machiavel ñooñu dañ daan gise lu bari di waxtaan ci seen biir di xool ci seeni bind lan la ñu war a mën a def ba soppi doxalinu àddina bi donc Thomas More puritain la puritain protestant mais dafa bind benn livre bu ñuy wax Utopia donc en général événement yi nga xam ne ñooy yi gën a marquant ci doxalinu àddina bi léeg-léeg bu inquisition yi bu presque nu mu tuddati bu presque croisade yi jàllee li ñuy indi mooy la bataille de Bouvines nga xam ne ci la Jean sans Terre ñàkkee li ëpp ci li mu yilifoon ba nga xam ne Angleterre rek ko dese te boobu yahud yi am nañ fa doole bi ñu fa amee doole nag ñu waxtaan ak moom ne ko léegi doxalin bi dafay soppiku parce que maire City de Londres bi moom daf ci daan am li ñuy wax droit de regard mooy kan mooy nekk candidat ak kan moo ko dul nekk donc loolu ci la changé actuellement City de Londres maire bi moo ëpp doole maire Londres mais buuru Angleterre amul droit dem ci City de Londres bi te du tàggu maire bi loolu la ñuy wax la Magna Carta yooyu yëpp nit ñi mën nañ ko gis ci internet bi interpréter ko comprendre li mu influer ci doxalinu monde bi. Pourquoi? Parce que City de Londres c'est le premier paradis fiscal au monde te am na yeneen 30 paradis fiscaux yoo xam ne ci moom la ñu aju donc bu ñu wax toujours affaire évasion fiscale di wax affaire société offshore yeeg yooyu mais ñi ko war a tere ñoom ñoo koy def parce que ñoo ëpp doole ci àddina bi donc ñoom it ni ñu amee ay événements yuy marqué ci histoire boobu noonu la amee ay livres yoo xam ne ñi ko bind daanaka loolu lañ doon junju Thomas More nag daf ci bokk dafa bind benn livre bu ñuy wax Utopia moom c'est très important de préciser que puritain la protestant donc livre bi dëgg-dëgg li ñuy wax une nouvelle forme de communauté et de politique muy loo xam ne comme da koo xalaat mu nekk benn île parce que anglais la Angleterre la nekk mais île boo xam ne dafay xoolaat doxalinu jamono donc loolu boo xoolee presque Karl Marx ci la sukkandiku ba doctrine yi nga xam ne ñoo régir le marxisme ci la inspiré woo d'Utopia de Thomas More kon loolu lu am solo la lu mat a xam la Karl Marx moom aussi am na ngëm-ngëm bu leen fàtte ne Karl Marx dafa doon jaamu déesse bu ñuy wax Shiloh donc soo demee YouTube wala Google wala yooyu nga tapé Shiloh en général doomu Brad Pitt bi mooy ñëw on amène la photo de la fille de Brad Pitt mais Shiloh c'est la déesse mère protectrice des homosexuels donc lu mat a xam la boo xoolee philosophie boobu nag ñoom daanaka ay sataniste lañu ñoom ñëpp boo xoolee mais da ngay xool li Thomas More indi comme ligne principale yi nga xam ne moo nekk ci livre bi li ci jiitu mooy revue des croyances et organisation de l'économie mooy xoolaat ngëm-ngëm yi ba noppi door a xool ni ñuy organiser économie bi kon
da ngay xool ñiy wax naan waaw li du affaire diine affaire nouvel ordre mondial bii ñu ay yu demee noonu lépp diine moo ko lal diine moo jiitu ci lépp parce que lii am solo mooy ñoom en général dañu gis ne la leen di indil ay problème mooy diine ak ay dogmam ak ay tëralinam ak ay doxalinam ay ndigalam ay tereem yoo xam ne ñoom dañu jàpp ne yàlla biy digle loolu ak di ko tere ci xelu nit ñi la ne wala croyance la boo xam ne bu utopique la amul yàlla amul bien vrai que xam nañu ne yàlla am na léegi nag ni ñuy organiser waate société bi mooy organiser ko ak yàlla boo xam ne ñoom ñoo koy définir ñoom ñooy wax yàlla boobu nan la war a mel donc mu xalaat ne benn île lay doon boo xam ne 100 000 habitants lay nekk donc de sa xel dina daal di dem ci li ñuy wax réduction de la population mondiale 7 milliards nangam yi ñu nekk war a jëm 9 milliards 2030 kon mënuñu organiser àddina bi te li ci jiitu mooy organiser wuñu yàlla organiser économie bi organiser nit ñi fexe ba nit ñi nekk lim bu tuuti boo xam ne dinañu leen mën a awale fa ñu bëgg il yooyu ci imaginam day mel ni forme de croissant lunaire la mais 100 000 habitants xoolal ñu ne dañ leen di tas ci 54 îles 100 000 habitants yoo xam ne 54 îles lañ leen di tas nee nañu mœurs yi maanaam aada yi benn lay doon li ñuy wax institution yi koy doxal benn lay doon benn régime lay doon yaakaar naa ñu ngi dugg kon boo xoolee mœurs mooy aada yëpp maase doon benn kon am na ñu bëri ñoo xam ne wàcc nañu seeni aada complètement pour adopter bii mu nekk boo xam ne bu bees tàq la ci ñoom mais institution yi identique yi loolu bu la waxee gouvernance mondiale wax la un totalitarisme ban forme lay am xëy na àggagu ci yooyu da ngay daal di gis ne dafa feeñ parce que boroom xam-xam yu bari ci lii la ñu inspiré wu wax naa la it ne xaritu Nicolas Machiavel la te actuellement politique ci wàllu àddina kenn werantewul ne ñëpp doxinu Nicolas Machiavel la ñuy doxal amul ma dem te ñëw bu dee wàllu philosophie ak doxalinu àddina ci biir ci croyance yi loolu da ngay daal di indiwaat kon Erasme te ñoom dañ daal gisee régulièrement di bokk ay xalaat di diisoo di waxtaan il yooyu benn siège gouvernement lay am ak benn sénat boo xam ne ci digg bi lay nekk boo xam ne mooy représenter 54 îles yi ak forme de gouvernance boobu ku ma waxul gouvernance mondiale waxuloo ma Jérusalem comme ni ko Jacques Attali waxee il faut nga indil ma leneen kon ma door a xam ne ñii dañuy gënt mais lii mooy li am ba noppi ci wàllu doxalin li ñuy wax propriété privée dafay dañ xam nga boo nee Karl Marx ci la inspiré woo ñu ne la kii dafa ne woon propriété privée dafay dañ da ngay daal di xam ne am na ñu mettroon en place politique boobu parce que moment bi nga xam ne déjà Lénine rek jël na Russie nangu na 35 000 coffres yoo xam ne ay boroomi alal ñoo ko moomoon nit ñi dañuy soppi kër fukki at yu ne da ngay tuxu mais kër yi dañ leen di tirage au sort parce que même plan bi la même construction bi la ak lépp fii nag moo gën a am solo mooy li ñuy wax coexistence des religions multiples monothéistes maanaam même bu fekkee diine yi sax d'ailleurs sont pas que des religions monothéistes religion yëpp boo leen dajalee dañuy mën a nekk ci jàmm ci île yooyu ñuy wax utopia maanaam naka la ñuy mën a nekkee ci jàmm dañuy gëm benn yàlla un Dieu unique boo xam ne très puissant qu'on va appeler le Dieu Père donc loolu nag mooy dugal li ñuy wax œcuménisme mooy li ñuy wax le dialogue interreligieux yaakaar naa am na ñu tàmbali woon di ko dox fii ci Sénégal mais dialogue interreligieux mooy lan ci ni ma ko mën a misaalee ci koo xam ne ab jullit la ak koo xam ne du ab jullit ak diine ju mën a bokk dina valable du mën a dindi lii c'est-à-dire man jullit bi biñ may jàngal tawhid dañu ma ni am na ñaar fukki melo yu sax ci wàllu yàlla ak ñaar fukki melo yoo xam ne dafa jomb ci wàllu yàlla kële nag maanaam gëm na ne
yàlla am na waaye dafa gëm xëy na ni yàlla dafa am doom wala am na yàlla bu ñu jur wala yàlla am bant la wala yàlla am garab la moo xam. waaye man ci ñaar fukki poñ yi nga xam ne moom la ñu ma melo yi ñu ma jàngal ci yi sax ci wàllu yàlla am na ci an nafsiya lu ñuy wax al muxaalafatul xalq mooy wuute gi yàlla wuute ak lépp lu mu bind ak alqiyaamu bi nafs doylu gi mu doylu ci wàllu boppam. man ma war a waxtaan ak yow ba ñu gëm benn yàlla te nga ne yow yàlla am na lu muy nuróol man pour ma mën a ànd ak yow damay daldi bàyyi kon al muxaalafatul xalq maanaam wuute gi yàlla wuute ak lépp lu mu sàkk dama koy daldi bàyyi. maanaam bu fekkee ne yow sa yàlla nag dem na ba xam ne am na lu muy nuróol maanaam moo xam garab la wala moo xam nit la am na lu mu aajowoo lu saxul ci moom wala loo xam ne dañ koy mën a misaale wala ñu melal ko muy moo xam muy couleur la wala muy taay te saxul ci moom kon bu boobaa yàlla jooju day wuute ak sama bos bii nga xam ne moom alqiyaamu bin nafs la dafa doylu ci boppam. kon man nan laay def ngir mën a dialoguer ak yow ci wàllu diine ba nga xam ne dañuy mën a ànd loolu sama diine duma ko may sama diine mayuma ci wàllu yàlla wàllu tawxiid may waxtaan ak ku dul jullit ngir moom ak man nu bokk gëm benn yàlla bi te moom nanguwumaa fekk si ci lii ma nekk ndax xam naa ne sama diine mooy diine fa yàlla. kon bu wàcc dee am rek bu ma wàccee dara man sama ngëm daal di yàqu. ba tey am na loo xam ne parce que dégg naa am na benn prêtre sénégalais bu bind pape bi ndeysaan lettre bu doy waar mais dafa am loo xam ne ku dul jullit munu ko wax parce que day am ñoo xam ne dañ naan la doo jullit sa yoon nekku ci wala waroo ko wax mais ça c'est des faits historiques. boo xoolee bi franc-maçonnerie xewee pape Pie XII moo jëkk a def une bulle pontificale pour condamner la franc-maçonnerie. donc après Pie XII pape bu ci mës a topp def nga la même bulle pontificale pour condamner la franc-maçonnerie et maanaam pour condamner les sociétés secrètes l'occultisme tout ça da nga ko daan wax ni lii du diine lii lu mata moytu la lu bon la mbiri seytaane la ba ñu àgg ci Jean 23 donc Jean 23 moo woote le concile Vatican II. après Vatican II ba fii ñu toog amatul bulle pontificale buy condamner franc-maçonnerie wala yu demee noonu parce que ci biir concile boobu wax na ne il faut que ñu juboo ak sunu noonu yu jëkk ya juboo boobu nag ak la ca biir loolu warteef la ci ab catholique boo xam ne croyant la mu dem gëstu ji ko ba xam lan moo waral ñu arrêté bulle pontificale yooyu ak li ñuy wax lépp ba pape bii mën a taxaw di am nu muy waxee noo xam ne dina am ku mu naqari ci seen biir loolu ñoom ñoo koy gëstu ji parce que ñun dañuy joxe ay lignes rek pour xëy na ku dara intéressé ci wàllu yooyu mu dem xool ko. donc ci biir Utopia aussi dina dikk ñuy wax ne ñiy jàngale diine ji maanaam ñi koy doxal ay prêtre la ñuy doon yoo xam ne magistrat homme et femme mais état bi moo leen di tànn. donc boo xoolee histoire aussi catholicisme ak dëkk yu mel ni France ak yu demee noonu da ngay dem ba gis tey état bi ni mu amee mainmise ci doxalinu diine yooyu c'est-à-dire dañoo dem ba le clergé est soumis à la république. bu ñuy wax nag république day am lu ñuy junju loo xam ne bokkul ak li nit ñi di gës ci kaw nii donc foofu tamit du am monnaie boo demee maanaam marché wala ci centre commercial da ngay jël li nga soxla dem kon am na leneen lu muy xalaatloo nit ñi parce que la crypto-monnaie c'est pas une monnaie palpable te fa lañ jëm loolu la ñu maanaam crypto-monnaie bi ñuy wax ak maanaam paiement digital nit ki ñëw ci benn magasin dugg jël lim soxla bu demee bay génn teg baaraamam ci benn terminal mu jël empreinte am mu dem mais moom xam na ni dina fay mais loolu mooy indi li ñuy wax l'existence de la crypto-monnaie. donc aussi nombre de villes yooyu day baax tamit ñu xool ay mbir yu mel ni parce que Icon City
ak ville connectée yooyu dañuy dox sur le même principe, c'est-à-dire dëkk la yoo xam ne day am crypto-monnaie, xaalis yii nii du fa dox. boo xoolee bu Aycan bi sax Aycoin la xawma noonu lañ koy waxee moom fortune personnelle am aussi mi ngi élevé wu ci li ñu wax 80 millions de dollars. Donc amul ay moyens pour financer une ville qui coûte 6 milliards de dollars. am na ay financement yoo xam ne ay financement chinois lay doon, parce que chinois yi aussi dañuy créer waat li ñuy wax la route de la soie, parce que groupe yi séq lii jubóowuñ ci seen biir wala dañuy giiroo àddina bi d'une certaine manière boo xam ne ku ne da ngay am ay points yoo xam ne ci biir axe yooyu day am noo ciy taxawee. Donc xam aussi que peut-être ay franc-maçon ay Illuminati mën nañoo bañ a nekk ci ginnaaw ay kan, sinon d'autres financements, parce que am na ci groupe bi ñoo xam ne presque à hauteur d'1 milliard de dollars ñooñu ay chinois lañu. Donc loolu mat naa xam, mais essentiel bi rek mooy ñu xam ne ci doxalinu àddina bi de manière générale gouvernance mondiale boobu ci la yooyu di génnee. kër yi nga xam ne mooy nekk ci ville Utopia yooyu du am serrure, amul ay tëj buntu, amul dara, parce que oui, nous sommes dans un monde boo xam ne day am reconnaissance faciale, li ñuy wax vidéosurveillance. booy dox sax dañuy xam ni kii di dox ceddo murit saadix la, ak lu mu lëndëm ak lu mu guddi dinañu xam ne ci yow la. Donc di nga déménager aussi tous les 10 ans pour ne pas t'enraciner, pour bañ a bëgg fi nga dëkk, bañ a am foofu ay cosaan, xeetu nit ya fay nekkit, maanaam jigéen buy sëy nii rek nekk kër borom këram di liggéey, ku góor ki dem di indi, du fa am. Prêtre du fa am, boo xam ne maanaam liggéeyam yëpp mooy yëpp tàmbale ci diine ji te yem ci sëriñ seeg xeet yooyu yëpp. Du am yelwaankat, du am li ñuy wax noble, du am li ñuy wax valet, ay jaam, maanaam ñoo amul nit ñëpp benn la ñuy doon, benn discrimination du fa am. Journée de travail de 6 heures ak service agricole de 2 ans minimum. Bu fekkee nit ki tamit nee nañu dafa jéem a génn ci système bi, bu boobaa dootul nekk un homme libre, maanaam esclave lay nekk boo xam ne day liggéey lu bari, tey nangu ndigal lu bari, maanaam dañ koy jàngal li ñuy wax obéissance. Dëkk boo xam ne amul discrimination, amul benn forme de discrimination, ñan ñoo mën a xeex pour loolu am? Parce que tamit da ngay xam ne diine yàgg na fi, discrimination boo xam ne diine ko waral yàgg na fi, discrimination boo xam ne culture ak enracinement moo ko waral yàgg na fi. kon yooyu su dajee tamit am na nu ko sunu borom organiser, ndax jullit ñi waxuñu leen forcément que boo nekkul jullit rek dëkk bi nga nekk da nga faa war a jóge. Xadija xaar ma tàllam, Xadi taal ma lamp bi. waxuñu ne maanaam tey jii boo nekkee Sénégal te doo jullit rek da ngaa war a génn Sénégal. waxuñu ne tey boo nekkee Vatican wala Rome te doo ab catholique rek da nga faa war a génn. àddina bi noonu la mës di doxee, mooy wuute yàgg na am ci biir société yi, muy discrimination yi, mais am na ci yu positive, am na ci yu négative, am na ci yu bari yoo xam ne ci wàllu aada mën nañ jàpp ne loolu dafa négatif, mooy géer géwél tëgg ràbb nangam, loolu yàgg na fi te am na ci yoo xam ne du dëgg, aada rek la, waaye bi lislaam ñëwee dindi na ko. mais tey maanaam ñi koy xeex dëgg te nekk ci kaw te bu ñu sañoon ñëpp yem, yaakaar naa ne bu leeree ba leer mooy ñi yor projet yii nga xam ne mooy góor jigéen yi, ak ñi nga xam ne itam mooy ñi bokk ci société secrète yi. loolu juif yi dëkkoon en Europe dund nañu ay discrimination yu metti li mu leen jural itam bi ñu demee ba jaar ci société secrète yi ak révolution yi, dañoo changé gisinu Europe ak dundin bi. gis nga France tey, bon particulièrement bi ñu defee révolution française lu ñu njëkk a wax liberté, égalité, fraternité. est-ce que liberté am na France tey? ñi fay dund xam nañ ne France amatul liberté,
21h hop couvre-feu. Donc au nom d'une maladie boo xam ne kenn xamul fu mu jógee kenn xamul fu mu jógee mooy am na ay brevets yoo xam ne déposé nañu ko en 2010 fondation Rockefeller ak Gavi pour ay période yoo xam ne épidémie yu mel nii day am experts yi nga xam ne sunu borom ñëpp dogal nañ ne ñoo man ci feebar yi bi ñu waxee ne nit ñi dañoo war a jëm ndijoor ñu jëm càmmoñ ñiy joxe comme argument di wax ne li ñu diine digal mooy bu xew-xew yu mel ni amee ñu déglu docteur yi mais docteur yooyu actuellement ci àddina bi rawultu moo ci sut te li mu wax lépp gouvernement yi dañ ne du ñu def loolu kon y a problème forcément. Pourquoi ñi gën a mën a faj feebar yi wax ne feebar bi garab gi da koy faj wane ne am na efficacité wane ay résultats wax ne def leen nii gouvernement bi wax ne def leen ne kon léegi docteurs yi ak gouvernement yi buñ jubawul nan ngeen di def bu boobaa diine dina leen jox beneen position xanaa parce que bu boobaa bu ngeen toppee docteurs yi bàyyi ngeen li gouvernement bi wax bu ngeen toppee gouvernement bi bàyyi li ngeen li docteurs yi wax tey toujours day am problème boo xam ne daf ciy juddoo defe naa nag lenn li jël sa ay responsabilité bopp tamit moo koy faj. Pourquoi 2020 après événement yi fi amoon Charlie Hebdo ñu toog ba yàgg rek comme ça par hasard benn enseignant caricaturé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu rendi ko léegi gouvernement France taxaw nag ne léegi yéen mën ngeen a def jullit yi lu leen neex parce que ñun on va continuer à caricaturer le prophète. am na ay jullit yoo xam ne tey ñàkk a xam diine tax na ñu naan waaw lii dafa ñaaw waxuma la jullit waxuma la sax ab yéefar mais bépp jullit boo xam ne saaga nga yonent bi tey ko dañ laa war a rey loolu mooy li am kon bu ko yéefar defee wax ne maa ko tey continuer di ko def am na lu mu bëgg mooy nag il faut que nit ñi xam ne ñiy jàpp ne bugguñu chaos bi am chaos bi mooy seen objectif moo tax la disparition des communautés am mooy communautés yi ci seen bopp andi xeexoo boo xam ne ak ŋaayoo ak xiiroo ak bañante boo xam ne forcément nit ñi dinañu jël lépp teg ko ci kaw table bi ne il faut que ñu réorganiser àddina bi lii c'est juste dans la marche de ce qu'on appelle la mondialisation lii moom mënul ñàkk sax nga comprendre noonu mbir yi aujourd'hui économie bii ngeen di gis muy effondré wu ñu naan waaw tubaab yi ñemewuñu loolu waaye seen xaalis a ngi naaw ah kay parce que gouvernement yi ngeen di gis mais gouvernement yi depuis les révolutions yi am ci àddina bi dafa am ñu organiser révolution yi armée boroom xalaat yi ci ay xalaat armée peuple bi ci ay armes ñu dooru jóg nag def li ñuy wax révolution contre les aristocrates yi doomi buur yi kenn mësu leen a yilif maanaam doo dem Kajoor wala Bawol wala France bu jëkk ga wala Angleterre bu jëkk ga ba ñëw ñu ne la doomu buur bii day moo fal waaye diw rek la ragal diw moomu bu ko nee taalal dëkk bi sax mu taal ko ça ne marchait pas comme ça buur bi moo doon décider moom mu ànd ak li ñuy wax clergé bi nitu diine bi européens yi juif yi dañ leen a nax bi ñu demee ba maîtriser économie Europe ba téye ko ñooñu ñoo créer révolution yi donc ñoom du ñu feeñ mukk mais ñoom ñoo nekk ci kaw tout le temps te ay clan la c'est-à-dire buñ la waxee li Rothschild yi liggéey depuis seen baay nga xam ne Amster Mayer Rothschild moom ci boppam moo am juróomi doom yu góor Nathan dem Angleterre kii dem Paris kii dem Vienne kii dem Rome kii des fi ak baayam ak rabbin bi ñuy wax Baal Shem Tov nga xam ne moo créé branche hassidique bi te Baal Shem Tov ci la Lubavitch yi jóge ak yeneen clan ak Chine ci boppam ñooñu ñëpp actuellement kenn ku ne da ngay xool bu ñu organiser àddina bi nan ngay def ba jiitu ak boo jiitoo ban cër ngay am donc gëm leen ni rek fu ngeen gisee ay pexe yu mel noonu ba tax yéen ci seen bopp ngeen di remettre en cause diine l'islam wala tëralinu diine l'islam ñooñu ñu ngi bëgg a am li ñu soxla ci yéen
mooy nit ki dem ba yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne waru koo yemale ak dara ba moom si boppam bu ko saaga woon moo war a rey boppam balaa kenn di ko rey muy xel yaar ci ne est-ce que buñ ko saagaa jar nañu rey nit wala jar na xeex bi am wala coono yi am te bu leen fàtte ne ci biir confinement bi lakk nañ fi 3 cathédrales ci biir France doo xoolee di nga ko gis lakk nañ fi ay cathédrales te pourtant loolu lañ bëggoon c'est-à-dire bu ñu lakkee ay cathédrales ba noppi caricaturer prophète Mohammed ak feneen ñooñu dal di jóg nag kenn ku ne di xeex ak sa morom di rey sa morom di dal sa kaw mais Macron bu dee président la boo xam ne dans son pays am na lu mat 5 millions français te mu taxaw war a calmer situation bi war a gérer les affaires war a wax nit ñi dal leen lii ëpp naa def comme buñ ko defee nii lay demee lii lay jur nañ ko bàyyi déedéet c'est lui-même qui fait en sorte que les choses s'embrasent encore moom ci boppam au nom de quelle liberté d'expression parce que bu leen fàtte ni Dieu donné mbla mais moom dafa ne Shoah amul mooy li ñu doon wax four crématoire yeeg juif yi ñu doon rek yooyu yëpp mais tey ay compte YouTube am ak léppam la ñu tëj mais pourtant day wax rek day wax c'est au nom de la liberté alors pourquoi ñu nangu ñuy laal ñenn ñi ak di leen saboter ak di leen saaga te nangu lu ñu ko ñi ci des c'est 2 extrémités nag c'est les juifs et les musulmans mais entre les juifs et les musulmans France catholique amatu fa c'est-à-dire ay abrutis ñoo fa nekk c'est-à-dire français yi maanaam depuis 1789 système république liggéey na ci ñoom loo xam ne àgg nañ foofu benn français bu am diine rek bu dul bu ne daa tuub doon ab yahud wala mu tuub doon ab jullit am na un français catholique croyant pratiquant ça n'existe plus ces gens ont été abrutis liggéey nañ ci ñoom liñ soxla lépp ba am ko donc ñooñu mën nañoo wëlbatiku tey xeex ak jullit ñi accepter politiku état bi ci ay restrictions yi nga xam ne ñoom la def ci ji expulser jullit ñi toroxal leen ngir ñoom ñu des fa boo xoolee tey Marine Le Pen ak Emmanuel Macron seen discours yi daanaka ça se rejoint mais parce que ñoom ils savent que il y a au moins 60 millions d'abrutis yoo xam ne c'est des Français de souche bu ñu leen fa bàyyee li ñu bëgg a doxal dinañu ko doxal ni ñu ko bëggee ñi ci des nag on va les expulser peut-être dans l'ancien monde parce que li ñuy wax nouvel ordre mondial mënul engager société yëpp ci benn démarche ñu doon benn mbooloo boo xam ne même chose la ñuy def jékki-jékki rek ñëpp ànd ci déedéet c'est un très long combat donc day door a commencer mais yeneen a ngi ñëw ak yeneen ak yeneen yeneen a ngi ñëw ak yeneen ak yeneen te bu leen fàtte de manière très simple clan bu am doole bu mag bi nekk City de Londres mooy le clan des Rothschild. Emmanuel Macron il a travaillé dans la banque Rothschild organisation bi ñu def pour Emmanuel Macron nekk président France vous pouvez même retrouver ça sur YouTube moom la ñuy wax le casse du siècle c'est-à-dire booy boobu en 4 mois on l'a organisé pour mu nekk un Français un président de la République boo xam ne jaamu clan yi lay nekk te li ñu bëgg lay def fi ñu ko awloo fa lay aw du fa jógee du changer ay position donc peut-être tey junju nañ leen ci Utopia bu Thomas More après dinañu jàll ci livre H.G. Wells bi xool ba xam yan tomb lañ fay jëlaat pour gën a mën a leeralaat rek mais jullit ñi bu leen xel yaar ci seen diine bu leen xel yaar ci seenu bu yonent bu leen xel yaar mukk ne yéen a nekk ci dëgg ba keroog ngeen di xel yaar wala ngeen koy wàcc bu boobaa la leen di wax ne lii du dëgg wallahi musiba lay doon boo xam ne ñëpp a ciy teg bët mooy li yàlla wax ci alxuraan ne nit ñi day topp nañu wutum alal mu mel ni ay nelaw ba keroog bàmmeel yi di leen yee alxaakumu takasuru xatta zurtumul maqaabira yàlla na nu yàlla defal tawféex dimbali ñu ndax waxtu wi dafa jot te ñi ngi noddu ñu ngi leen di balu àq bu baax di leen ñaanal jàmm fu ngeen nekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.